weer bi di weeru shahru ramadan mubarak nga xam ne ku ci def benn yàlla fay la fukk kon nag weeru promotion la kon nag nañ ci profito ndax ëllëg ñi am fayu sunu borom macha allah di sant Abdoulaye Dieye di ko gërëm di ko ñaanal di ñaan yàlla sunu borom subhanahu wa taala lu mu mën ren yàlla na ko mën lu ko ëpp déwén te lépp lu muy yóotu aussi yàlla na sa borom defal ko ko ndax tey ku suural jullit rekk yàlla dina la fay mu ñëw nag ci Linguère fayu ak Linguère Parcelles ak Linguère Cité Lamy ak bépp jullit boo xam ne rekk yàlla fekk na la ci tey muy ñëw pour def rekk fi sabilillah di def te yàlla tax kon nag moo xam lu muy yóotu ak li mu bëgg yàlla na ko yàlla fay ci barki weeru koor bi shahru ramadan mubarak képp ku ko fekkee it yàlla na sa borom defal la ci tawféex defal la ci ngëneel te it àddina dimbalante la ndax lii solidarité partagée la ndax jullit ci boppam dafa war a bokk ak moroomu jullitam ndax ku yëkkati benn tàndarma rekk doggalal ko sa moroomu jullit kenn xamul nu ngëneel bi toll te kenn xamul bi fay bi ni ko yàlla di fayee kon nag yàlla nañu yàlla xiir ci boppam Abdoulaye Dieye lii muy def yàlla na sa borom kàttanal ko fi mu bëgg àgg aussi yàlla na sa borom àggale ko foofu te ñëpp di jàppalante ndax lii lu am solo la am na solo te képp it ku mën a copier ci li muy def ndax am na solo lool te Sénégal gi ñun ñoo ko moom benn bopp la kenn mënu koo xar ñaar kon nag dimbali jeunes yi dimbali jigéen ñi dimbali Linguère mi xam ne une femme la femme est une couche vulnérable ku ko mën a jàppale rek yàlla nga jàppale. tubaar fakkaal la nag macha allah ñu ngi gërëm Ablaye Dieye tubaar fakkaal la nit ku baax koo xamante ni tubaar fakkaal la macha allah jàppale jigéen ñi rek moo ko tax a jóg leneen taxu koo jóg ndax tubaar fakkaal la macha allah ku ne xam na ne am réew jigéen moo ko yore mu xam loolu it jàppale nañu téye nañu tenir nañu soutenir nañu dañu koy ñaanal jàmm ak gudd fan ak wér ak teraanga di ko ñaanal xaritam yépp di ko ñaanal tubaar fakkaat la Abdou mii taxaw nga xam ni macha allah laaw la cat moom it ba mu nee waaw ba tey néewul déet dañuy ñaanal Ablaye yàlla yokk jàmmam yokk wéram lii mu commencé ci bismillaahi rahmaani rahim yàlla na ko eggaleek alhamdulillahi rabbil alamin ñun dañ koy ñaanal rek di ko ñaanal gudd fan ak wér ndax tubaar fakkaat la jigéen ku ko dimbali rek la bëgg jàppale nañ ci dooleem jàppale nañu ci xelam jàppale nañu ci xalaatam dañ koy ñaanal jàmm rek yal na yàlla dolli jàmmam jërëjëf. man maa ngi tudd Absa Diop nekk présidente de Linguère de Ablaye Dieye di nuyu tamit Massayer ak délégation bi ñu ànd yëpp waa Sigi jot na maa leen di nuyu di leen sant di leen gërëm ci teewaay bi di leen wax ni Ablaye Dieye moo ñu jox alal ju bari xaalis bu bari nit ñi def leen ndogu bu riche ndogu bu rëy ci fayu gii Linguère fay def ndogu mu jàppale ñu ci yu baree bari yoo xamante ne bu ñu doon toog fii di ko lim duñ fi jóge ndax circoncision bi ñu defaloon temps yii même pas 2 mois defal nañu ko financé ci xaalis bu bari nañu taalibe yi fii yépp nga xamante ni ñoom ñooy priorité pour ñu defal leen loolu ndax amuñu ay ñu leen ko defal daara la ñu nekk ñu defal leen loolu pare ci mu joxaat ñu ay masque jox ñu ay gel koñ bi yépp distribué nañ leen ci jox ñu ceeb bu bari koñ bi dugg naa kër yoo xamante ni seen doole demeewul noonu ñëpp sedd naa leen ci ceeb bi jox ñu suukar ñoo xamante ni gis nañ ci seen bopp loolu yëpp mu defal ñu ko ñun waa fayu te ñëwagu fi mais loxoom yegsi na bu yàgg te du tey léegi nag man ma leen di ñaan yéen waa fayu yëpp ngeen génn ñu jàppale Ablaye Dieye ndax est bi la bëgg fayu Parcelles est bi la soxla te ñun ñoo ko war a dooleel te ñun incha allah ñun Linguère yëpp engagé wu nañ pour jàppale ko mu réussir loolu mooy suñu taxawaay ci fayu gii man nag yéen samay maman ñoo fi nekk samay mag samay raq
yéen ñëpp maa ngi leen di ñaan ngeen gën ñu jàppale Ablaye Dieye ndax lim ñu defal benn leader mësu ko def ci fayu gii ñi mu daan jox dañ koy téye di lekk di def seen poos ñun nag defuñu ko dañuy génne jox ko nit ñi ñu lekk gis ci seen bopp mu ñuy jàppale léegi nag financement yeeg yëpp mu ngi ñu koy wax formation yi aussi wax nañu ko promettre nañ ko te lu ñu mës a wax def na ko mësuñoo wax lu mu defut ndogu baa ngi nii teg ngeen ci seen bët gis ngeen moo ngi ne di remercier nag délégation bi bu baax di leen sant di leen gërëm. waaw fayu macha allah kontaan nañ si yéen yal na leen yàlla fay. ñu ngi siy teg nag président Ablaye Dieye moo ñu tax a jóg sigi jot na. fi mu toll nii danoo war a sigi daal gis suñu bopp nag si Ablaye Dieye tellement que dañ ko war a jàppale ba mu xam ne waa fayu jàppale nan ko. parce que maire yi soxla nan ko xale yi soxla nan ko jeunes yi mbuucaa mbuuj yi macha allah en plus président Ablaye Dieye ñun jooytu nan ko loo xam ne mosu fee am si fayu mooy suñu école bi moo nu ñor bëgg nan mu defal ñu ay classe fayu 1 fayu 2 fayu 3 macha allah ñëpp yëg seen bopp kontaan nan nag si suñu maman yi mënumaa wax macha allah dama kontaan si président Ablaye Dieye sigi jot na danoo war a siggi macha allah. di leen gërëm bu baax ci organisation bi ngeen xam ne def ngeen ko donc tey jii ñu ñëwoon au nom du président Abdoulaye Dieye assister à cette journée de partage et de solidarité li ci ëpp solo yaakaar naa ni def ngeen ko ba pare mooy togg ay ndogu jox ko jaamu yàlla yi ñu dog seen koor donc di leen ñaanal rek ñoom it yiw bi nga xam ni suñu borom nam na leen ko fay seeni koor suñu borom ful ko ba tasaare ko ci yéen ñi ñëpp mu nekk ay xéewal donc lii je pense que c'est une action très importante parce que ndaw bu nekkee ci gox daf koy jariñ quelque chose bu fekkee yéen da ngeen a dëkk fii ci fayu daal di jug tey ni kat seen initiative mooy da ngeen di def benn ndogu collectif pour que waa fayu yëpp ngeen mën a xool nan lañ ci barkeeloo au nom du président Abdoulaye Dieye ñun mouvement Siggi Jot Na mënuñu lu dul remercier féliciter les leaders du président Abdoulaye Dieye pour cette belle initiative ba ngeen jàppee ba léegi bàyyi woo leen boobu ba léegi engagement bi ngeen jëloon auprès du président Abdoulaye Dieye pour jàppale ko dans cette vision là qu'on a pour Thiès muy une vision commune muy une vision globale vous nous avez toujours accompagné loolu nag day nekk loo xam ni pas-pas la mu nekk loo xam aussi ñu ñoo ko gëm pour un Thiès meilleur parce que nag pour ñu tabax Thiès pour que ñu àndandoo liggéeyi Thiès soppi xar kanamu Thiès ñun ñëpp dañoo war di xàccandoo di dóorandoo wax naa ko l'autre fois bi ñuy animé benn débat à Kër Sèye Ndoye ma ni ce qui se passe à Thiès du benn personne lambda moo ko mën a jubbanti déedéet ñun ñëpp ñun ñoo war a taxaw ni on veut un changement on veut opérer une rupture par rapport à la politique politicienne bi nga xam ne moo fi nekkoon pour instaurer une politique de développement le renouveau politique tant chanté par le président Abdoulaye Dieye renouveau politique boobu nag di koy président Abdoulaye Dieye di woote c'est un esprit le mouvement Siggi Jot Na mu nekk un sacerdoce mu nekk un engagement citoyen boo xam ne ñun dañ ko jël par rapport à notre ville Thiès mu ñor ñu trop ñu ne nag Thiès doxul loolu nag du man maa ko wax du keneen ak keneen boo wax ce sont les Thiessois qui l'ont constaté que ni Thiès ñi ñu ko dénk kat dafa am ay rëq-rëq ñi nag war nañ kaa joyanti war nañoo jubbantiwaat doxalin bi c'est-à-dire jox municipalité bi ñoo xam ni kat au lieu que ñuy dundee politique mais dañuy dundal politique c'est-à-dire rendre la municipalité au service exclusif de ses mandats président Abdoulaye Dieye koo xam ne bientôt mu ngi ci champ politique bi si à Thiès di lamb sa poche ak xaalis li mu saxee ci xol nga koy def ci nit ñi te boobu ba léegi tàyyi woo boobu ba léegi xëkkri woo doo yotaa boobu ba léegi kenn ki déggu la nga daal di ci onk wala nga mas mu metti duñu ko donc boobu ba léegi muy def ci nit ñi di investir ci nit ñi ñu am yaakaar que ki nga xam ne ci alal boppam lay lamb di ci faj aajo nit ñi buñ ko dénkee lépp loo xam ne askan bi ñoo ko bokk dina jël ci li mu yore sof ak la ko askan bi dénk mu nekk njariñu waa Thiès donc sur ce ci projet politique boobu lañ leen di woo mooy que ñun ñëpp ñu jàppandoo pour opérer un changement je pense que l'heure de la jeunesse a sonné il faut que ñun ñëpp nag ñu xam ni kat Thiès war nañ kaa jëlee ci loxo yi mu nekk teg ko ci yeneen loxo teg ko ci loxo yi sell donc au nom du président Abdoulaye Dieye et l'ensemble du mouvement Siggi Jot Na ñu ngi leen di gërëm leen di ngeer di gërëm aussi les responsables de Siggi Jot Na ici à Faye je peux nommer seen président bi nga xam ne moo nekk jiitu seen mbokk comité muy Aliou Ndiaye di gërëm bu baax aussi sama directeur moom à la fois sama directeur la aussi sama camarade de mouvement la muy Abdou Samad Ndiaye di ko gërëm bu baax aussi di ko remercier par rapport ak liggéey bu am solo bi ngeen xam ne yéen a koy def ci fayu di ñaan yàlla rek yàlla ñu yàlla gën a jàppale yàlla ñu yàlla gën a taxawal ñëw nañ nag ànd ak une délégation
soxna Lo muy présidente des Amazones su ma ko tuddee rek tudd naa Amazone yëpp ànd ak aussi Ndeye Assou Konaté nekk membre de la cellule communication avec toute la jeunesse du mouvement Siggi Jotna donc tey Siggi Jotna moom mobilisé pour ñëw fayu parce que bis bi daf ñoo ñor parce que nag nit bu nekkee ci yoon bi góorgóorlu da nga war a encouragé moo tax tey toute la jeunesse du mouvement Siggi Jotna et les Amazones du mouvement Siggi Jotna se sont déplacés pour venir vous témoigner toute notre gratitude et vous encourager à redoubler d'efforts, à persévérer dans ce sens-là, ce sens du renouveau politique, avec un changement pour Thiès, avec un nouveau type de leader politique, à l'occurrence la personne du président Abdoulaye Dièye.